ci lu bari ci ni ñuy dundee te amuñu sikki sàkk ni bu yàlla teggee feebar bi ni ñu ko bëggee il faut que suñuy relation ñu xolaat ko bu baax a baax a baax a baax a baax xam ni li am ci àdduna bi ci at bi kenn xalaatul woon ñaari at yi weesu lu mel nii mënoon na am ci àdduna kon dafa baax ñu xam sénégalais fu ñu nekk président joxoon ñooy instruction pour ñu def recensement incha allah dinañu lancer opération bi tey ñu ngi ciy liggéey ak yeneen ministères yi ndax travail de recensement lu diis la recensement dina tekki waa ji nangoo ñëw ci yow nga xam moom mooy kan mais aussi da nga ko war a mën a fekki malheureusement ou heureusement sunu clientèle mi ngi ci àdduna bi yëpp maanaam sénégalais yi nga xam ni ñoom la ñu war a recenser kon foog ñu xool ak boroom xam-xam yi ndax am na ñoo xam ne loolu moom mooy seen métier surtout waa ANSD ñu dimbali ñu xam nan la ñuy defee recensement xool aussi information yi nga xam ne am nañ ko fii ci réew mi maanaam fichier passeport wala carte d'identité ñu xam ñi génn nan lañ koy croiser mais aussi utiliser suñuy mission diplomatique et consulaire ak xëy na ñu fay yebal ci yenn réew yi ñu mën a xool fan la ñu war a mën a fekk sénégalais yi ba recenser leen ñoom ak seen njaboot mën a xam fu ñu nekk pour que ëllëg si biir bu ñu amatee lu mel nii wala leneen ñaanuñu yàlla lu mel ni amaat fii waaye leneen lu mënti nekk ñu mën a xam exactement ñaata sénégalais ñoo nekk bitim réew ak bu ñu leen di jàppale nañ leen di jàppale li nga xam ne daal xam nañ ko mooy diaspora bi lu am importance la ndax boo jëlee alalu réew mi yëpp tey xaaj ko fukki xaaj benn xaaj bi ci ñoom lay jógee dugg ci réew mi kooku lu am solo la te ku nekk ci ñun am nga mbokk yu fa nekk te gis nañ fi ay département wala ay village wala ay quartier yoo xamante ni ñi nekk ci diaspora bi joué nañ fa rôle bu am solo en matière de promotion fexe ba gox ba jëm kanam loolu aussi tax président ne ginnaaw la ma leen defal ci wàllu politique reconnaître leen il faut que ñu xool exactement yan type de relation nan la ñu ma fexe ba xam leen ndax nga nekk Sénégal wala nga nekk bitim réew doomu Sénégal nga réew mi yoral na la protection bi nga xam ni foofu lay mujjee daaw ci mois d'avril bi ñu taxawalee bi président taxawalee gouvernement bi daf ñu joxoon instruction pour nañu xoolaat suñuy document officiel ndax dafa am loo xam ni moom la ñuy ràññee réew te président doon koo xam ni il est très attaché à la transparence il faut que lépp lu ñuy def ñu teg ko ci yoon la ñu war a njëkk a def ci ñun ministère des affaires étrangères fii mooy la nga xam ne mooy dox suñu diggante ak bitim réew ñu fexe ba bitim réew gëm ko fexe ba bitim réew nangu ko fexe ba bitim réew boo demee ci biti yor këyitu Sénégal ñu fonk la ni ñuy fonkee yenn nationalité bu ñu ñëwee fii yor seeni këyitu réew ndax am na fi ay réew yoo xam ne xëy na tey du place tudd ko mais bu ñu la joxee këyitu ne la diw citoyen wu nang réew bii la boo xoolee këyit bi di nga respecté nit ka ndax wóor na ni këyit bi pour mu ñu doon këyit bu ñu falsifié lu jafe la pour mu doon këyit boo xam ne danañ ko jox ko xam ne amul ci droit xëy na sa xel du ko nangu donte nag xëy na réew yépp ku ci nekk am nga say faiblesse ak sa force aussi président loolu daf ko yitteel maanaam dayuwaayu Sénégal moo tax ñu décidé ñu changer passeport diplomatique yi liggéeyoon nañ ci nag ba sori ci lool jàppoon nañu sax 4 avril bii passé war nañu mën a def premier lancement bi yàlla dogal ci mois d'avril bi mu fekk ñu ci situation bi nga xam ne yéen ñëpp xamoon ngeen ko muy ci mbas mi léegi nii la mbir mi wàññeeku ñu tàmbaliwaat liggéey bi dañu ko mujjee suspendre 4 mois liggéeytuñu woon ci li jëm ci passeport yi léegi nag pare nañu bu ngeen paree léegi dinañ leen won fi ñu ko nar a defaree
muy passeport yoo xam ne li ma leen mën a wax ci gàttal ci wàllu sécurité ci biir xëy na mënuma détailler élément de sécurité yëpp du yoon mais daanaka moog billet de banque ñoo yem boo gisee sunu xaalis junni wala ñaari junni wala téeméer nga gis xaalisu bitim réew junni bu lu mu mënti nekk confiance bi nga war a am ci xaalis boobu ndax mesure de sécurité yi nekk ci biir yi nga gis ak yi nga gisul fexe nañu ba yi ëpp ci mesure yooyu mi ngi ci sunu biir passeport bu ngeen yéegee léegi ak techniciens yi du ñàkk am na ay élément d'explication xam ne mën nañ leen ko jox dinañ ko lancer ci fan yi commencé ko defar am nañu yaakaar ndax jàppaguñu bés bi nga xam ni ci la passeport yi ñu yor léegi di arrêté ndax processus la parce que passeport diplomatique tey sunu ambassadeur bi nekk Japon moom la yor ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk foog bi nga yor ñu soppi ko jox la beneen muy benn il faut que réewu àdduna bi yëpp ñu informer leen ne leen kat léegi passeport bi dootul bu bleu bu xonq la nii ak nii ak nii moo nekk ci biir pour que ñoom ñu mën a def contrôle yi ci aéroport yëpp xool aussi yan accord la ñuy war a mën a am ak réew yi mais gën baa bari fii ak juróom-benni weer gën baa bari passeport yi nga xam ne mi ngi dox tey dootul amati njariñ ci àdduna bi mais nag loolu incha allah am nañ ci yaakaar ci yéen ngeen jàppale ñu bu baax ci wàllu communication pour ne pas que buñ ci tollee fii ak juróomi weer wala juróom-benni weer un Sénégalais de bonne foi bu xamul amoon kayit bi dem ci aéroport boo xam ne bu nekkoon ci réew beneen bëgg ñibbi si fii ñu ne ko doo embarqué wala doo yéeg xam nga loolu lu jafe la donc dafay laaj ñu waxtaane ko moo tax ñu leen di informer tey ngeen xam ni changement bu am importance la boo xam ni war na dugg muy passeport de service aussi dañ koy changer yeneen passeport de service mais passeport de service c'est moins compliqué parce que ñi ko yor ñëpp ñi ci ëpp ci ñoom ñu ngi fii ci biir Sénégal c'est des hauts fonctionnaires ñooñu mën nañ ko changer fii loolu moom amul jafe-jafe mais passeport diplomatique tey lu jafe la donc ñu ngi xool nan la ñuy changer les ñi nga xam ne ñu ngi fii ci biir Sénégal am ci droit ñu jox leen ay passeports yu bees nan la ñuy changer les ñi nga xam ne am nañu ay passeports nekk bitim réew te ñu war leen faa fekk wala war a organiser seen ñëw fii pour ñu jox leen ay passeports yu bees loolu it ñu ngi ciy liggéey et incha allah dinañu xool ak presse nan la ñu mën a organiser de bons plans de communication pour que bu ñu toll ci war ko dindi kenn ci ñun du jàpp ni def nañ loo xam ne dañ ko daf ko bett day doon loo xam ni ñëpp xam nañ ko ñëpp yëg nañ ko incha allah ci fan yu néew dinañ ñëwaat vers vous wax leen ni nii la ñuy organiser passeport diplomatique yu bees yi mi ngi nii mooy yi incha allah passeport de service yu bees yi mi ngi nii bii mooy passeport diplomatique bi bii la donc dinañ leen wax léegi caractéristiques yi bii mooy passeport de service bi nga xam ni fonctionnaires yi ñoom lañ koy jox kon gis ngeen ni xam nga bu ma tàllalee ñaari du ngeen xam ban moo ciy passeport diplomatique ban moo ciy passeport service waaw lii mooy ñaari passeport yi bees yi nga xam ni moom la gouvernement du Sénégal war a adopté ci weer yu gàtt incha allah ci fan yi rek dinañ commencer changer passeport yi pour autorités yi nga xam ne war nañu am passeport yi bees yëpp dañ leen ko jox ba jàpp nañu fii ak fin d'année incha allah yële yëpp dootul amati disons njariñ xanaa nga denc ko rek comme ni ñuy def billet de banque yi nga ne billet de banque bi moo fi nekkoon waaye mais nag léegi dootul billet de banque bi billet de banque bële la loolu mooy li nga xam ni bëggoon nañ ko échanger ko yéen tey ma leen di sant di leen gërëm di jox kàddu gi